mbir mi jégg na dayoo boo xamante ni mënuñu ko bàyyi li mu sedd. Lii c'est une plainte de Dieng contre Aïcha. du ma ko bàyyi. tonton Aïcha mënatul toog ci biir kër gi. mënatul fi toog parce que moom aussi elle n'est plus en sécurité bu fi toogee Dieng da koy provoqué Aïcha riposté après mu andi fi yeneen problème. booba tey dangaa yenu bu diis di imam ratib en même temps imam li ñu bëgg nag présentement mooy wàññi la yen bi bu ko defee ñu dindi imam ratib bi nga resté nekk imam ndax nit am na loo xamante ni bii boo ko defalee du loraange mais da nga koy noppal. Oui. Bonjour madame. Bonjour Cindy, assois-toi. Merci. Écoute Cindy, normalement je m'excuse jamais dans le cas du travail. Surtout quand j'ai raison. Mais je suis vraiment désolée de t'avoir crié dessus l'autre jour devant tes collègues. Non Viviane, tu n'as pas à t'excuser. Je suis le seul fautif dans toute cette histoire. Si je me défends ça me comme il le fallait, libre de me faire. Arrête de faire le travail de Moustapha. C'est Lunalen, c'est pas à toi de faire son travail. Que chacun se concentre sur sa tâche. Mais qu'est-ce qui se passe encore? T'as été mis sa xel mi nekk fi. Tu sais que tu peux toujours me parler. C'est ma petite sœur Aïcha. Sama tante moo nekk di ko sonal di ko buntu xatal di ko andil ay problèmes yu dul jeex ci biir kër gi. Jusqu'à elle a même finalement réussi à la faire sortir de chez mon père. Tu te rends compte? Ça alors? Non man, je suis sidéré. Si me guissé un certain degré de méchanceté ou de cruauté des gens, j'arrive pas à comprendre en fait. Non, le nit me bonne ni, me sororé ni. Mais bon, d'un côté aussi, ça m'a fait le dalle parce que j'ai pu l'accueillir chez moi et je pense que là, elle sera mieux en sécurité que fait mon école fallait. Tu as bien fait, mais tu vas pas la laisser à la maison. Non, pas du tout. Jamais de la vie. J'y travaille ardemment même. Mais comme je me l'ai dit, ça m'a fait l'instant vital. Le fait que ça m'a rappelé avec man, c'est une virgule. Donc là, je pourrais mieux me concentrer sur ce que Tu as pris une bonne décision. Ça tombe bien. Je voulais t'inviter à dîner chez moi. Je veux te présenter à ma fille. Tu peux venir avec elle, ça peut lui changer les idées. Oui. Écoute, n'hésite pas. Viens avec elle et je sais que tu en as besoin. D'accord, pourquoi pas, c'est un truc. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ñoo ngi leen di sant di leen gërëm
ci yaakaar bi ngeen am ci ñun ak wóolute gi ngeen ñuy wóolu ba jël ñu def teg ñu ñuy imam ratib ci jumaa ji ñu ngi leen di sant bu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man laa yaskuru naas laa yaskurullah ku santul nit doo sant yàlla kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yen bii ñu yenu métti na lool ndax imam dafa métti waaye yàlla nañu yàlla téyel yen bi ñu sàkku ci yéen ñaan tamit ngeen ñaanal ñu yen bu oyof li nga xam ne nag mooy projet jàkka yi lépp luñ ci mën dinañ ko def ndax jamono bu nekk la jamono ba laaj da nga ko war a def te jamono bi dafa laaj ñu defaraat jàkka yi ndax inna allaha jamal yuhibul jamal yàlla dafa taaru bëgg lu rafet kon nañ fexe jàkka yi taaru lépp luñ ci mën nag bu soobee yàlla dinañ ko def ba nga xam ne fi ngeen bëgg jàkk ji yegg dinañ ko def su ko defee ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku ci yéen rek ngeen ñaanal ñu yéen ba oyof bu baax a baax a baax di sant nag jaag imam Mortala Fall maa ngi leen di sant jërëjëf jërëjëf imam Seck salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam imam Seck dégg nañu say kàddu ñun waa jumaa ji ñun ñoo waxtaane ba fal la imam ratib am si yow nag yaakaar yal na la suñu borom yàlla yombalal yen bi yal na la ko suñu borom yàlla yombalal waaye lépp rek nga teg ko si njub ak dëggal parce que am na solo loolu daal ñoo ngi lay ñaanal nag yal na la yàlla yombalal yen bi si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaam. waaw baax na kon defe naa ni wax ci ferenku laay nu xanaa kon fu ñu jógee fii rek ñu yegg kër imam Yade du dëgg waaw kañ fekk xanaa nga def ñaan rek bismillah. waaw ok léegi camion ciment na wàcc ci kii bi bâtiment numéro 4 waaye na wàcc foofu ok après gars yi danga ko jëlaat incha allah d'accord ok noonu dara bureau DG nga jóge kay toog toogal yaa ngi naa ma toog de waaye xam naa lu ma lay wax doo ko sax gëm. yow diggante bureau beeg fii lan la fa war a mën a xew ba mu jaaxal ñu. xanaa DG daa bett ci biir moom Sidi si ñuy tegante loxo bureau baa ngi wàcc. mais attends mais yow da nga dof wala lan. mu dof yow noo mënee waxee lii DG bi nga xamante ni dafa dof amul xol. DG bi dafa dof amul xol yow soo amee absence fan ngay dem. yaa Chine ja. ah kon Sidi si lu ñu ut ci bureau DG wooy te gis nga lu ma leer ba leer ñoom ñaar du ñuy génn. te aussi li ma lay wax ne bul demagum na benn camion bi déchargé après nga dem gérer ko. d'accord. Bonjour maître. Bonjour. tey nag maa leen convoqué woon pour informer leen j'ai pris la décision de débloquer les comptes de monsieur Alioune Sy. quoi débloqué yow xanaa na nga dof kan moo la ko sant gis nga yow compte bi maa la joxoon ordre pour nga bloqué ko et jusqu'ici joxuma la benn yoon ndigal pour nga dindi ko yow da nga dof wala lan compte bi kenn du ko débloqué. Dieng yaa ma joxoon ordre pour ma bloquer compte yi mais bul fàtte ne waxoon naa la ne bul poser benn acte bu am inconvénient ci famille bi fi ñu toll nii dégg naa ne Aïcha Sy da nga ko génne ci kër ga feetuloon école am mais yow umpule woon ne Aïcha Sy mais doomu Alioune la moo ko jur ci biiram Sidi mooy taawu kër gi Alioune na ko jur. ci sa yoon. mais ñoom ñëpp ay ayants droit lañ li ma lay wax kenn dootul continuer di wéyal yow sa ndigal bàyyi ñooñu ndax yéen a ci toll yéen ñëpp yéen a ci yem. pare nga gis nga yow xuma danga may fontoo xawma gis nga compte yi kenn di ko débloqué man maa la ko santoon te li ngay wax fii yëpp je m'en fous sama yoon nekku si. ah bon waaw.
te soo moytuwul sax yow ci dàqalu la laa jëm. Oh mais madame, mais vous prenez pour yow qui? yow lu ci sa yoon et puis sax yow la kan. C'est moi maître Seydi. maître Seydi lu ci sama yoon. Man maay avocat wu Aïcha et Seydi. loolu sama yoon nekk si laa la wax. je m'en fous. Mais vous allez voir. mais madame il faut nga dal te di nga dal na nga. su may dal du yow yaa ma koy wax. di nga dal baax na. yow mënoo ma dàqlu beneen muy yow muy keneen kenn ci yéen mënu ma dàqlu. loolu la ñuy seet. gis nga li ma yor nii procédure judiciaire moo koy génne sama loxo dinaa débloquer compte yi dinaa continuer di gérer patrimoine bi dinaa indi équité dinaa indi jàmm ci biir famille bi. Parfait. Bonne décision monsieur Tall. gis nga yow xamoo sax ki nga ko seqal décision bii nga jël bis boo ko defee di nga xam ne man nga ko seqal. mais maa ngi lay xaar madame. waaw baax na maa ngi lay xaar on verra. Allô papa. allo oui Dieng waaw. maa ngi nii si bureau gestionnaire de compte bi laa jóge. da nga décidé Aïcha dañu jël avocat. waaw te monsieur Tall. dafa jël décision débloquer compte à lui. débloquer compte. c'est pas possible. il faut que ñu jóg si. ok loolu lu ñuy lijjanti la. c'est pas possible. lu xew ba jàmm. Dieng dina xawma avocat ñoom Sidi bi daf def pression ci gestionnaire de compte bi. ba finalement débloqué nañ ko. loolu mu waru leen a bett de. comment ça. Aïcha dafa am partie héritage am. yow jéenaa li mu moom na ko jël mooy dëkk. dañu war a seetlu comme ñëpp. waaw mais yow tu es de quel côté sa doom nga faral wala ay adversaire am. chéri bu far dem sama doom lay faral mais dafa am loo xam te jaaduwut li mu moom na ko jël li ñee moom seen wàll bàyyi nañ ko jël. waaw mais arrête waaye nga may wax ay waay qu'est-ce que c'est que ça. ouais ça se voit que ne lu bëri umpale nu ko. dafa am lu ma rëcc ci yéen. li la raw bëri na jox ma kaas allez doo waay tu ma dégul la qu'est-ce que c'est que ça. Oui, allô. Oui, maintenant on passe au plan B. Exécution. Et tout de suite. Ok. Dieu, t'en fais pas ma fille. La chute n'est pas une défaite. La défaite, c'est de rester là où on est tombé. Ton père ne baisse jamais les bras. Ils verront du feu. waaw mais boy dis-moi tey yàgg nga ci bureau DG bi de tey DG bi da doon tàngal wala da doon seddal. Attends, da doon tàngal da doon seddal je comprends pas et puis pas ku la wax nekk maa ngi ci bureau boss bi. boy xam nga lépp dafoo fii Liliana moo fi jaar lenn de laa la mën a wax entreprise bi kaw ba suuf moom wàcc na ba zéro. gars yi nga ngon goni seen génn de. génn ak Viviane non Liliane bi waru ko neex Liliane day sóob. toi aussi non il se passe absolument rien entre boss ak man ce ne sont que des rumeurs xanaa nag gëmoo loolu. mais wax naa nga ni que yéen ñaar seen diggante amul dara. non ce sont que des rumeurs loolu bul bàyyi xel loolu ce sont que des rumeurs et puis sax man moom rendez-vous chantier on se recapte tout à l'heure.
Imam Yade gannaaw yàlla sama borom dogal na dorénavant Imam Seck bi moom la ñu fal imaamu xaatib bien vrai que xamante ngeen bu baax a baax wax dëgg yàlla waaye jaat na nag ñoon di ko ngeen yónte bu baax a baax li daal mooy doon tànk yi. jërëjëf Mamadou. asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin. wa ma fi ardi wa ma baynahuma. Imam Seck. maa ngi lay dalal ak jàmm. di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. jërëjëf yàlla jërëjëf. yéen bi nga yenu yal na oyof sa bopp. allahumma amin ya rabbi. yàlla boo gis loo ragal. allahumma amin ya rabbi amin ya rabbi. lépp loo si yaakaar yal na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ya rabbi amin sallallahu alayhi wa sallam. yàgg nga topp sama ginnaaw. loolu la yàlla dogal tey ma topp sa ginnaaw. du def lu dul sant yàlla. alhamdulilah. te di la ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla na yoon bi leer. amin ya rabbi. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf Yade jërëjëf Imam Yade suñu xol sedd na. ci nit ñu dalalee ak nit ñu teeroo. waaye loolu yëpp ci sa jikko bu rafet la. la woykat ba waxoon rek. wa man radiya bi ma qasama allahu lam yaxsan ala ma faata. nee na képp ku nangu ni yàlla séddalee li nga ñàkk du la jaaxal. te yow nangu nga loolu kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah di sàkku rek ngeen ñaanal ñu ci yen bi ndax yàlla dogal na ñun ñooy imam ratib. waaye kon ñu ngi sàkku rek ngeen ñaanal ñu yen bi oyof. waaye li ñu gën a yitteel rek mooy ma koy sàkku ci yow di ko sàkku ci mbooloo mi mooy ñu bennoo. ndax alquran moo ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu. ñun ñëpp nañu mooy ci bu mu yàlla yi te bañ a tàqale ko. kon loolu ñu ngi koy sàkku ci yow di ko sàkku ci mbooloo mi. suñu xol sedd na. jërëjëf Yade kontaan na jërëjëf. ndokkeel ñëpp nag jërëjëf. alhamdulilah. Imam Yade. sant nañ la gërëm nañ la. Imam Seck. jàkk-jàkk nii yàlla dogal nañu fal nga nekk suñu imam. yéen bi diis na lool. waaye damay ñaan yàlla suñu borom mu téye la yéen bi. amiin yaa rabbi. di ñaan yàlla yàlla sàmm la. yàlla aar la. amiin yaa rabbi. fi nga ko bëgg a eggale yàlla ko yàlla àggale. amiin amiin amiin. pare ngeen ngeen ñaar ñii rawati yow moomu lu njaag luy njiit yaay njaag li ngeen bëggoon walla seen pexe du antu ba mukk ba mukk ba mukk benn imaamu raati lañu am muy imaamu Yade. aywa Bilal. imaam waxoon naa la ko faale woo ma ñaar ñii say tànk lañ nekkoon di lay fexeel benn imaam a fi nekk yaa fi ne yéen ñu xajal leen suñu jumaa ji ngir ñoo naan da ngeen fal ak folli jumaa ji maa ngi moom la woon ci début bi ba fi mu toll nii yéen ñaar ñi suñu leen fal kenn ak folli imaam a fi ne. Bilal loolu yëpp weesu na nañ jël loolu yëpp ñu nekk suñu ginnaaw li si kanam la ñuy wax xam nga lu ma bëgg fu waxtu noddu jotee demal nga noddi la nga nekk woon man ak yow ci jumaa ji na nga ko continuer ak Imam Seck mii loolu la yàlla dogal du dégg nga moom bu baax. waaw baax na waaw jërëjëf kon ñu def na rek ñu def ñaar. ndax bakkan fu mu ne yàgg yàgg day dee li bakkan waru dal la dogam ba dal lay naax yàlla naa ko di daw jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf ñu ngi ñu wax kooku la Aïcha. waaw yow de ngay tëj sama ñaan laa dégg say tànk. dëgg la kay. maa dëkk na say loxo. waaw yal nañu yàlla boole nangul. amiin.
yàlla na yàlla barkeel noonu la de soo fekkee sa papa di ñaan nga dékk say loxo rek nangu ñaan loolu lu baax la nañ ci sax góorgóorlu ci dégg nga kontaan naa. waaw man papa su loolu weesoo dafa am lu ma la bëggoon laaj. loolu lan la. parce que gis naa ne bi ma fi ñëwee seetlu naa ñëpp Sidi Maxtaar lañ koy woowee te moom tuddul Maxtaar à chaque fois nag su ma ko laajee du ma jox la bonne réponse léegi dama bëggoon xam lan moo tax yéen ñëpp ngeen koy woowee Maxtaar alors que moom Sidi la tudd. loolu histoire bu yàgg la moom de damay temps jamono jooju moom njàccaar laa boobu samay bët muuru la ma doon jàngale am benn bés may dem di xëy rek romb ko ci benn taatu garab ci wetu jumaa ja muy jooy li ma dëppee tam ma fekkaat ko foofu mu ñëw daal di koy nax ba ñu dem sama kër ma laaj ko mu nettali mu histoire bu tiis mu daw sama yaram lool ma laaj ko noo tudd mu ne ma Matar ma jàpp Matar. est-ce que jox la sama turu maam kon. ah am ngeen maam bu tudd Matar. waaw. ah kon noonu la moom de tur boobu la ma jox. maaleykum salaam. na nga def. ah Matar agsi nga. na nga def. yow tey guddee na nga def. waaw dama xaw guddee kañ. na ngeen def ana Matar. maa ngi nii waaw na nga def. ça va maa ngi fi. ah dara jotul waay Matar Matar daal yàlla nga mën a guddee rek. yow guddee nga de. wala heure yi ngay wàcc. en général est-ce que jaatoo sax yow. non ma fenn. sinon ça va. et ta journée. c'est bien passé. yaa ngi toppatoo paa bu baax. waaw paa bi moom sama xarit la. donc Aïcha mi ngi toppatoo bu baax. waaw waaw moom muy wétti bi. waaw c'est bien c'est bien. Aïcha kay macha allah. dëgg la dëgg la man de j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. laquelle. Maître Sidi moom moo sànq di ma wax ne que gestionnaire de compte il a débloqué les comptes. oh c'est vrai. ay moom neex na. waaye ñaan bu nangu la. lii de. loolu dañuy sant yàlla. waaw kon daal man. Aïcha. man daal Matar bi laa jaaree sax dem tëddi. waaw foofu doo toog sax. loolu contentement bu rëy la. d'accord grande satisfaction. Aïcha dama def Mr. Makhtar. waaw bro ci loo nekk. yaa ngi cool. dana dégg de bàyyi nga ma de. yaa ngi cool. sant yàlla. on dirait que tu n'as pas bonne mine là. billaay comment c'est ça. ay coob ay métaphores rek je te jure. xoolal buy ma. yenn saa yi da ngay wàññi liggéey bi nga jóg ci sa bopp. mais lu ma ci mën. loolu yaa ciy jóg saa yi mënoo di topp liggéey boo xam ne mooy loolu. da ngay liggéey xoolal heure yi ngay dugg sa gaal. leer na ma ni yaa ngi doog a ñëw. am déet. Sidi ani mbaaji paa bi. mi ngi ci néegu Kole ci ko armoire bi. Qu'est-ce qu'il y a. kii yàlla. kii. waaw. sama rakk. depuis quand nga am rakk bu mel nii yaa ngi may nëbb sa bopp de alaaji. Kole laa la xamee musuma laa xamee kii. non même pas kii sama rakk. mosoo yegg. non. bitim réew la jógee démb la egg si. yow xanaa téeméeri rakk nga am yow mu fa demee. non même pas. c'est une longue histoire naa la tegal. nu mu tudd sax. Aïcha. Aïcha. waaw. ok. Aïcha. léegi xam nga ni def parce que man li ma jaaxal. saa yi nii maa ngi science maa ngi naan sax man xarit bi ma xamoon démb yow la wala du yow parce que man mosuma xam Sidi Maxtaar laa xam. Thio naa la tegal je vais tout expliquer. waaw léegi baal ma teg caan bi nga tegal ma raayit ma xam parce que yow li nga may nëbb nii saa yi man sa nit laa gay. taluma ay caan jàpp si rek. dafa guddi te demain je dois me lever tôt pour aller au bureau jàpp si rek nañ ko reporter s'il te plaît rek. yow sa metti gi du ma sa changé ci yow sax. da ngaa bureaucrate ba yow looloo la yàq. looloo yàq sa àdduna sax yow
salaamaaleykum yéen sénégalais ak waa diaspora bi yéen lay waxal yéen ñi nga xamante yéenay seetaan Yes Dakar nga xam ne moo xew ci jamono moo fi nekk moo wëli mbër yëpp teg leen fële taxaw au top dee leen abonné bàyyi leen seetaan bi nag tey abonné. ñàkk jom sax mënul weesu baax. waaw ñàkk jom mënul weesu sa morom yor nii portable. waaw di seetaan nga ne ko booy. booy looy seetaan nii. doo am ni mu yombee. ak Yes Dakar ni mu ko yombalee. waaw doo dugg rek ñoo sa loxo bi nii cap taj fañ bind abonné muy signal gis naa fa ab baaraam buy def ni kuruj kuruj lu ñëw nga jot ca moom nga naan taj Yes Dakar di la ko dóor. waaw bàyyi la ñàkk dama ne abonné leen de bàyyi leen de bàyyi seen affaire yéen Modou Modou surtout Modou Modou yi am na Modou yu bëgg lu yomb ak yow bëgg lu yomb lam tooro waa Paris rek